dafa bokk ci événement malheureux yoo xamante ni xew na Sénégal. C'était douloureux li mu yàqal dafa bari. li mu yàqal dafa bari ba pare politique yi bëgg ñu ne ok dañ koy fàtte noonu rek maasale ko. mënoo ñëw xëy nga ne Sénégal régime bi fi nekkoon càmbar nañ suñu koom suñu kees yi ay wëyu ñoo fi nekkoon ay criminel financier ñoo fi nekkoon dañoo leb ba leb foo xamante ni kenn xamul lu mu doon non seulement li ñu leb jéggi na dayo mais gisuñu fuñ ko def benn ñaar mooy li ñu leb déclaré wuñ ko jaaruñu fi ñu war a jaar fi ñu tëral ci réew mi ne foofu la ñu war a jaar pour leb dañoo jalgati pour leb donc mu nekk leb bor boo xam ne ñoom dañ ko nëbb askan wi ñu teg si leneen nga ne bor bi sax man dama jàpp ne dañ ko jalgati dañoo jël xaalis boobu jëfandikoo ko feneen foo xamante ni du intérêt askan wi accusation yi dafa rëy dafa rëy ñëpp seen dënn yi rëcc ñu naan mais loolu nu mën a nekkee mais ñii ñoom ay nit lañ wala ay lan lañ naka lañ mën a soxoree noonu ci Sénégal parce que loolu du rek xam nga xaalis bi ñëw nga leb ko jaar fi mu jaar après mu am détournement d'objectif boo waree def fii 100 milliards nga def fa 80-20 yi nga jël ko loolu sax bokkul ak lii. yow da ngaa dem lebi ci intention wu non seulement lekk nga li nga xamante ne ñoom nga jamonoonteel lekk nga seen xaalis dugal nga ko foo xam ne waru ko fa dugal mais même sénégalais yi juddoogul lekk nga seen xaalis ñoom ñu war a fay ay bor te nga teg ko rek sa bakkan kese ak jalgati kese. boobu ba léegi 2 ans amul kenn koo xamante ne yoonu Sénégal topp na ko ci débat bi évolué wul demul fenn léegi ñan ñoo ñu gën a yab ñi nga xamante ne ñoom la ñuy jiiñ ñoo def loolu wala ñi leen ko jiiñ ñoo ñu gën a yab. Comment ça? Parce que ñoom mënuñu constater loolu ba pare amul dara lu mu jur. dette cachée tey moo yàq suñu diggante ak FMI moo ñu dugal ci marasme économique bi ñu nekk. mënoo ko wax ba pare ne li nga wax amoo woon les leviers pour wax ko mënoo ko wax ba pare jurul dara. Mais j'ai vu des gens yi nga xam ne ñuy essayer di jéem a comprendre wala sax di défendre les propos du président de l'Assemblée ñu ne le président de l'Assemblée nationale bu waxee ne amul tous les leviers waxul ne amutoon tous les leviers pour comprendre ndax dette bi c'était caché ou pas mais amutoon tous les leviers pour mën a rek demander à ce que ñu annuler li nga xam ne moo nekk dette bi est-ce que boobu compréhension nga ci am. ban annuler dette. Voilà. xam nga bi pas moom service après vente bi day compliqué. day compliqué. Ah oui. du question du jëmi Ousmane Sonko au-delà de Sonko. Oui. régime bi moo ñu ameel loo xamante ne il faut que mu leeral ko. ñoom ñoo jël en toute responsabilité. ñu taxaw ci kanamu àdduna. Premier ministre toog ministre des finances économie ministre de la justice. Je parle de mémoire ñu toog gouvernement bi li ci ëpp solo toog nii jàkkaarloog sénégalais yi wax loo xamante ni musuñu ko dégg ci àdduna léegi loolu dañ koy wax noonu rek après mu nax saay quoi ak conséquences yi mu jur yëpp dañ ci jóge rek FMI bloqué lépp loo xamante ni suñu relation la daanaka ak moom financement yi ñu waroon décaisser ñu téye ko tey dette intérieure bi mu ngi fii nii entreprise yëpp patronat bi yëpp ñu ngi yuuxu di yuuxu ne ñoom attanatuñ ko léegi tey ki nga xamante ne da nga am benn entreprise boo nekkoon bu BTP nga dégg li patronat bi wax yow leer na ni pour weer wi dee nga fayeeku wóorul. On va vers aussi des licenciements. fayeeku laay wax mais yegg nga ci mën na sax dàq ne la mënatuñ laa fay demal sa yoon foofu lañ toll njàpp bi tey. fi ñu toll dafa garaaw léegi te loolu lépp mu ngi jógee ci benn bascule boo xamante ne am na ci gouvernement bi mu ñëwee ne ñi fi nekkoon dañ doon maquiller ay chiffres dañoo wax lu dul dëgg waa FMI ak seeni partenaires yëpp pour ñu lebal leen xaalis bu dee ñoom seen li ñu leb toll na ci 100% ñu ne non ñu ngi ci 70%. kon dañu nax nit ñi pour ñu lebal leen dañu nax àdduna bi pour ñu lebal leen léegi ñooñu ay criminel lañ lu tax justice bu Sénégal waxul dara ci ñoom ba fii lu tax loolu leerul ba fii ba léegi sax ñuy jiixi jaaxanaan dette cachée am na wala amul
ak li fi xew yëpp ba ki nga xamante ne moo nekkoon mais ils te diront Cour des avec comptes FMI qui dit misreporting FMI dëggal na li nga xam ne moo nekk wàllum dette cachée bi nga xam ne le premier ministre à l'époque avait annoncé. waaw li ëpp solo FMI acteur la bu ci am solo Oui. mais li ëpp solo mooy ñun Hmm. wax ji dafa yombul dafa oyoful daal man daal mënoo xëy wax lu rëy lu ñu rëy jekki-jekki parce que li ma comprendre mooy histoire d'être caché amul kenn ku ma arrangé léegi ci ñoom politique nañ ko parce que li feeñ moom mooy régime bi nga xam moo fi jógee day jàpp ne li muy teg ci table mooy ñii dañu bëggoon yàq suñu der rek dañ doon politique mais amuñu dara bu ñu amoon dara traduire ñu en justice ñii naka la ñuy weddee loolu mais du doon débat boo xamante ni Sénégal da ciy gagné lan lañ ci gagné Sénégal économiquement fan lañ toll tey fan lañ toll lan la ci déclaration bi indi tey nekkul loo xamante ne arrangé na kenn boo xoolee waa département économie finance ñoom débat bi mus leen neex mus ñu ci ànd. Mais de compte diront que l'ancien premier ministre Ousmane Sonko a sauvé le Sénégal ci situation bi nga xam ne boo moytuwul daloon ci dem mel ni comme la Grèce bi nga xam ne toog na lu toll ci 8 années pour mën a rek relever wu gannaaw rek ba ñu demee ci restructuration en disant la vérité. Oui, moi je suis d'avis que la vérité est toujours bonne à dire. Man dëgg moo ma gën a lu dul dëgg. Oui. Mais ana dëgg gi lan mooy dëgg fii lan moo dul dëgg loolooy cooli man de gisuma xamatuma ko boo ko xamee nga dimbali ma ci. En tout cas kii di Mamadou Faye à l'époque moo nekkoon premier président de la Cour des comptes nekk aussi haut magistrat financier bokk na si ñi nga xam ne ñoo dirigé woon yooyu les travaux rapport général bi nga xam ne waroon nañ ko def ñoom neneen seen ab rapport sax terminé nañ ko moom jàpp na ne ñoom si seen biir boobu le rapport amul benn yoon fu ñu mentionné le nom dette cachée mais boo duggee si biir interview moom wàllum irrégularité lay wax ak yooyu nag entre autres est-ce que finalement kii di Mamadou Faye dafa dëggal propos Ousmane Sonko yi wala sax dafa mel ni comme koo xam ne aussi di weddi li nga xam ne moo nekk wàllum dette cachée bi et lan moo sabab selon vous aussi le timing parce que contexte aussi dafa am ci wàllum communication. waaw Mamadou Faye il a manqué de courage simplement deful dara parce que li mu wax leerul. dafa gën a nëxal ndox mi. C'est vrai parce qu'il a joué sur les mots en fait. voilà il loolu a été beaucoup plus nuancé. non loolu du courage. et puis bi mu amee coow li jóg ba léegi 72 heures après waroon na mën a repréciser ses pensées. donc waxul weddiwul saxalul. Voilà. léegi ban sens la am nga naan mentionné wu ñu dette cachée ñu mentionné ko wala ñu ñàkk ko mentionné loolu du lu am solo am na wala amul moo am solo dem leen ci rapport bi. ok dem nañ ci rapport bi mais yow sa commentaire ci rapport bi dafa am solo sinon jarul ngay wax. Tout à fait. nit ñi mën nañ dem ci rapport bi en français lañ ko bind am na ñu ko mën a lire kii déggee ko nii kii déggee ko ne mais njàpp bu wax ci rapport bi wala Pape Cheikh bu wax ci rapport bi wala Mamadou Faye bu wax ci rapport bi bokkul. Yamul valeur. yow jëm nga ba nga xamante ne accordé nga interview ay journalistes mais waxal li ngay wax mu leer mais léebu yii nii mooy lan dafa gën a nëxal ndox mi. waxal ba xam dette cachée amoon na est-ce que régime Macky Sall ay criminels financiers lañ parce que ci rapport bi lii la gis wala ñi nga xamante ne dañ leen di accuser dañuy wax lu leen neex dañuy politique kese. bu dee ñemewoo yegg foofu interview bi ban njariñ la am mais da ngay gën a sonal nit ñi rek suñu administration bi yooyu tamit problème la daal bu ñu waree wax du ñu wax bu ñuy wax dañuy léebu. léegi moom dafa gën a nëxal ndox mi dafa gën a jaxase nit ñi. C'est vrai. la la leeral. Il a été trop nuancé. léegi ku si nekk nag da ngay jël li mu wax yóbbu ko sa wet. ok comme nee na mentionné wuñ dette cachée amul parce que mentionné wuñu dette cachée ak amul bokkul. mais lui il n'a jamais dit que dette cachée amul. daneen mentionné wuñ ko. waaw léegi loolu waaw léegi xam nga loolu boo ko jëlee. journaliste bi moom pour jaay
journalam oui. dette cachée bi lay génne nit ñi ku si nekk li nga bëgg a dégg ngay dégg ku si nekk xëcc ci mbir mi fu mu ko yóbbu mais yow en tant que responsable en tant que voix autorisée ci mbir mi booy wax loolu moom ngay éviter li ngay wax day leer day clair tout à fait. day clair lan lañ soxla fii est-ce que jalgati yi ñuy jiiñ régime Macky Sall am na wala am bu dee mënoo commenter ci loolu nga saxal ko wala nga weddi ko mais noppil. Tout à fait. Finalement, avec ces sorties du Premier ministre, sortie bi nga xam ne gis neen le magistrat am na ko il faut rappeler que FMI depuis le 15 ñu ngi suñu dëkk bi pour waxtaan rek comment faire aussi pour xool naka la ñuy accompagner état du Sénégal jàpp nga ni fu mu toll nii war nañu am yaakaar que le FMI accompagner état bu Sénégal wala sax li nga xam ne nit ñi ñu ngi koy tiit moo nekk restructuration. waaw yaakaar moom mënu fee jóg. man nit ku optimiste la man li ma gëm mooy yàlla bu la bàyyee nga fiy dund rek tout le temps da nga war a ànd ak yaakaar maintenant li yaakaar wax li commentaire loolu dinañ ko def ci plateau mais li am solo mooy gouvernement Al Aminou Lo ban résultat la ciy génnee ñaari at a ngi nii ñuy bëgg a stabiliser suñu économie mënuñu ko. dëgg la jot na parce que mbir mi mu ngi ëppi loxo. buñ demee ba nga xamante ni patronat bi mooy yuuxu ba fa baatam toll. mooy mbir mi dëgër na. tout à fait bu dee patron yi ñooy yuuxu ñun nu ñu war a def ñun. voilà léegi li am solo mooy FMI woo leneen loo gouvernement bi dañ ko soxla mu baral loxom mu indi ay réponses ci suñu crise économique bi mu baral loxom ci nu mu gën a gaawee dette intérieure bi mu am lu mu ci dugal. am yeneen yoo xamante ni dina dimbali sénégalais yi ñu ngi wax bourse familiale ci conseil des ministres bu mujj bi yooyu nit ñi soxla nañ ko pour noyyi tuuti ñu ngi toll ci jamono joo xamante ni nawet bi day door a commencer li ñoroon daaw jeex na période boobu nit ñi foog ñu traverser ko. les délestages ont repris hein. waaw délestage yi loolu signe la boo xamante ni mooy réew mi demul fenn. courant buy coupé. signe la boo xamante mooy réew mi demul fenn non seulement demul fenn looloy résultat bi ba pare pour mu décoller day gën a compliqué parce que courant moom boo ko amul émission sax doo ko def. dëgg la de tey toog nañ de seen benn émission am nañ fi 3 coupures. voilà léegi maanaam affaire yi daal baral loxo jot na góorgóorlu indi ay résultats wàññi coow li ak yow la du man kii la du moom il faut que en tout cas gouvernement bi même bu dee coow li mu ngi wéy ñoom ñu ut sérénité bi nga xamante ni moom la ñu war a am pour liggéey. Mais face à toute voilà cette situation de crise bi nga xam ne économique bi nga xam ne ñu ngi koy dund au Sénégal wàllum dette intérieure bi mu ngi fii perturbation mu ngi fii climat social bi gis neen sax keroog ñi nga xam ne ñooy élèves maîtres yi aussi di demander à ce que ñu fay leen seen bourse ak entre autres nawet bi di annoncé wu te ku wax nawet fii au Sénégal da ngay wax inondation te loolu yëpp ay milliards et des milliards la tey. Est-ce que jàpp nga ne état bu Sénégal am na choix bañ a dem si la restructuration de la dette. restructuration ñu ngi ci déjà du dara lu dul jooyanti defaraat sa toogaay parce que dépense bi doyul yaa ngi ci kër gi war nañ añ war nañ reer war nañ ndékki mais xam nga ni weer wi dépense bi doyul. C'est vrai nga ne ok na am yoo xamante ne naa ko wàññi. loolu restructuration defaraat sa toogaay pour ma jeexal weer wi am na yoo xam dinaa ko wàññi. peut-être ce subvention yi si li nga xam ne moo nekk les besoins yi nga xam ne Sénégalais dañ koy jëfandikoo wàllum électricité beeg dund beeg entre autres est-ce que jàpp nga ne loolu tamit c'est soutenable pour la population nga xam ne fu mu toll nii moom dañoo gore rek waaye cin bi fu nekk lay baxee. waaw mais ba fii gouvernement bi foofu lañ koy féliciter fexe na ba subvention yooyu quand même mu ngi maintenir cadence bi mu ngi ci ba léegi. waaye bu ñu demee restructurer yooyu dañ koy dindi ah. waaw loolooy enjeu bi mën nañ ko bañ a dindi. mën nañ ko bañ a dindi wala buñ ko dee dindi mu nekk ci proportion boo xamante ni impact bi mën nañ ko atténuer. et léegi loolu mooy coow li. naka la ñuy régler mbir mi ba jàll ci crise bi ba nga xamante ni du am ay fan yoo xamante dañuy dëpp cin li am na añ amul si kër gi. loolu coow li naka la koy gérer loolu mooy liggéeyu gouvernement bi tey
moo tax négociation yi yéex yàgg parce que dafa am xeetu restructuration boo xam dafay diis trop ci sa askan. tout à fait. dañ koy yëg ba ci lool. am boo xamante ni dina diis mais di nga ut loo xamante ni mooy téeñ booy teg sa bopp pour yenn bi nga mën a dem mais boo ko tegee sa bopp noonu directement rek mën na compliqué waaw léegi téeñ boobu nag la ñuy wut moo tax négociation yi doon lu négociation yi sérieuse ñu ngi ci dem ndànk-ndànk et am na tamit loo xamante ni profilu Aminou Lo war na mën a tax ñu jàpp ne bon am na matos